yow mooy boobu kenn ku mu joxe dara si kon waaye yow ñu ngi sant càkk boobu sax li ma doon bàyyi rek yaa ci yegsi donc groupement central li ñu petite présentation bu ndaw rek 1952 ñu ko formé woon ci temps Seydina Madior groupement central mooy yoon administration Layène yëpp yàlla dem ñaari weer yu nekk 1950 ba léegi ñu daj ci jënd dëkku Layène groupement central bureau bi ñu ngi fii ñu leen représenté man maay premier vice président dëkk yow Ndiène Ada ngi nii vice président waa Cambérène te mu yor daayira Layène yëpp Seydina Diop yaakaar naa ñu koy xam ne trésorier actuel moom moo yor dañoo jàmmale ñu war daje rek pour thème bi nga xamante ne moom la ñu tëral ñu waxtaan dañu jël ñaari imam mooy imam Moustapha Samb ak imam Bass ci yow ñu bari xam-xam démarche yàlla yàlla leeral rek jël si suñu benn jarbaat Atoumane Diène doomu amoon Diène la muy professeur français ak Baye Adama surtout Papara yaakaar naa ne li ñuy dox tey Papara da dox na si lu bari jàkka ji jumaa ji xam na Papara dafa daan ñëw fi jiite lu jiitu loolu ku nekk xam na ni am na lu bëgg boppam kon yaakaar naa ne yoon bi la ko gën a bëgg ku gën a bëgg yoon mu yokk te ñu koy doxee di ko waxe après su ko daan am mu ne xam na sëñ Abdoulaye def naan tribune bu nekk tribune yoon tribune la bëgg loolu teeratal te sëñ Abdoulaye boobu li ñuy dox nii dox na ko ba tàyyi ci tarixa yi day dem Tiwaawan da daan dem Tuuba te bu dee dem kàddu foofu daan am ñëpp xam nañu kàddu ko defee doomam yooyu seen laay ut ko ñu loolu ñun Yoff kontaan nañu ci bokk ñu Yoff ndax li waral ni dafa mu jaar Iliman Sène dana ci yegsi wala basi parce que ñoom ñu bëggante ñoom ba léegi ku fàttaloo bu mel ni ma fàttali man yàlla yàlla ñoo ko leer am na bés yaakaar naa ne moom ñu posé premier période de l'université fii boobu ma ngi taxaw fi dafa ñëw ñu di ko xaar mu yéex a ñëw bi mu ñëwee def nii dama jubal laajee fekk mu bàyyi ni ca mu ba Cambérène ma xam ne dëkk bu fay dugg da ngay jaar ci buntu bi mu ñëw Cambérène soog a ñëw keroog loolu la wax waaye nee na loolu moo tax a tàkk maa ngi leen di jégalu ci loolu kon sëñ Abdou war na yor ba tey imam du wax ak Kara nee na li ñu différencié moo gën a néew li ñu boole li ñu boole lu bare bare la donc daanaka dara xajal loolu nag ñu bëgg culture bu baax parce que cohésion sociale na am ay wax rek dañ koy jëm ci cadre boobu la ñu monté fii donc ñu débat ci cohésion sociale parce que cohésion dafay commencé ci biir kër génn ci quartier dëkk ci penc soo ko def Sénégal yi donc yow fi cohésion amoon mu ñaar cohésion ci àdduna cadre boobu moo tax thème bi ñu xalaat ne fii yow ñoo ko moom ñoo ko laajee kenn mënu wax laajee ñoo ko yor kenn mënu wax yor ñoo ko laaj loolu rek mooy solo daje wax ci lu bari parce que par exemple ñuy dëgg kon naa leen di sant leen baal wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi bëggoo waat suñu borom bu baax di wax ni ñaan ñi nga xam ne suñu papa jëngal ko yàlla nangu may ñu bëggoo ci bismillahi rahmaani rahim mottali ko ba ci alhamdulilahi rabbil alamin
kàddu yi Papa Diagne yi yëkkati defe naa mat na sëkk. comme dama waxoon sànq ni arab yi dañuy wax ne al waxtu laa yarham, li ñu perte ci temps dafa bari trop. bu ñu yaatal ci leneen xëj na bu panélis yi pare Pape Elimane dina jël kàddu ngir gërëm mbaa sant ak joxe yenn kàddu yi incha allah. bu ko defee comme ni ko Pape Diagne waxee, commission scientifique dafa am benn plan média bu mu teg ci ñetti dëkk yi Yoff, Yëmbal, Cambérène. ñun dëgg Yoff bi ñu waxee ñu taamu woon def panel bi associé si ak imam et ulama de Yoff, ñu ngi rafetlu it ñoom seen taxawaay. bu ko defee ñi nga xam ne ñoo war a jëmmal place bi wala ñoo ñu war a waxtaanal, ki nga xam ne moo nekk sama ndeyjoor di Chérif Baye Aada Laay, di doom ci sunu maam Alassane, sët ci Seydina Mandione, sëtu Seydina Limaam alayhi salaatu wassalaam. moom muy ku baax, moom tam génnee ci université Maroc bi. ki topp ci wetam di sunu kilifa, sunu mag, sunu nijaay Atoumane Diène, moom tam génnee di professeur français fii ci lycée bu Yoff, génnee ci université Cheikh Anta Diop. ki nga xam ne moo nekk sama càmmoñ di al imam Moustapha Samb, moom di docteur ci li nga xam ne mooy lugal arabiya, génnee université Soudan. ki topp ci moom itam di imam Ibrahim Bass, moom itam génnee université Soudan, def tarbiya, qismu usul tarbiya, moom itam foofu la génne. bu ko defee ñoom ñoo fi ñëw ngir war ñoo waxtaanal ci thème bi nga xam ne mooy thème mu appel bi, muy bennoo walla nekkinu dëkk bi walla dund àddina. mu ne seen nekkoo ak seen ak rafetoo lu mën a jur jàmm la ak li ñuy wax développement, muy tamaasukul ijtimaai asaru silm war rafahiya. kon bu ko defee ñoom ñëpp ku ci nekk waajal nga benn sous-thème ngir thème bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane thème la bu yaatu boo xam ne ku ci nekk mën nga ci wax lu bari. ñoom sax bu ñu bàyyi woon micro bi ak mbooloo mi it ku ci nekk mën nga ci wax ay waxtu, waaye comme temps moom du doy, dañu leen di ñaan rek ku ci nekk jël 20-25 minutes incha allah waxtaanal ñu ci li nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane. ki nga xam ne mooy al imam Moustapha, moom la ñuy njëkk a jox incha allah mu waxtaanal ñu ci rôlu diine l'islam, ci ni nga xamante ne noonu lay taxawee ngir fondé li ñuy wax famille bu ràbbantoo walla dëkk bu ràbbantoo walla askan wu booloo jaxasoo ngir taxawal loolu. bu ñu paree imaam Ibrahima Bass waxtaane jeexitalu jàmm ci individu bi walla ci mbooloo mi walla ci nation bi yépp. bu ca paree ñu jox Atoumane, moom comme professeur la en français, mu tënkal ñu, xam naa ne li mu préparé bari na, waaye daf ñuy résumer rek en français li nga xam ne moom mooy cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité. waaye nag am na ay jeexital, ay jàngat yu mu ci génne ci njàngalem Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam. suñu paree nag ñu jox suñu sang Baye Aada, moom itam muy wax ñu bëggante ak jàppoo
génnee ko ci enseignement Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam ñun ñëpp xam nañ ne thèmes yi ay thèmes yu uute la mais lépp dafay delluwaat ci cosaanal thème bi muy bennoo njullit ñi ak nekkin wu rafet bu nit ñi nekk ni mu mën a indee jàmm ak yokkute bu ko defee ñu jox al imam Moustapha mu tàmbali bismillah. bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wassalatu wassalaamu ala sayyidi alawalina wal axirin muhammad ibni abdillahi shaybata hashimi wa abdi manafin ma qusayyi wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi fi teew yépp ngi leen di nuyoo bi gën a sell di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla nangul sunu jotaay bi yal na yàlla jéggal nu sunuy bàkkaar yal na yàlla fajal nu sunuy aajo yal na yàlla fajal nu sunuy jàngoro yal na yàlla boole xol yi ñu ànd nekk baay ngi jiital ci nuyoo ñi nga xamee ne ñoo fi teewal ahlu Laayeen yépp di ci tudd Pape Ndiaga Laay Maxtaar ñu ngi koy nuyu di jaaral ci moom sunu nuyoo sunu ziyaar Baye Ablaye Thiaw Laay yal na yàlla dëgëral taxawaayam 15 minutes d'accord kon nuyoo baalu dafa mel ni li ñu am ci waxtu bare bu ñu nuyoo ñooñu nuyu nañu ñëpp di rafetlu jotaay di ñaan yàlla lii yàlla na jëm kanam lu rafet a ngi nii ñu def bésu tey lu yàlla gërëm lépp luy defar mbokk di rataxal ay diggante di ñoŋal ab dëkk yàlla lu mu gërëm la yonent bi mas na wax ne mas nañ ma woo ba ma amee juróom-ñetti at ci këru Abdullahi ibnu Judaan mas naa fa teewe daje boo xamee ne ku ma oowoon tey jii booba yàlla yebal na ko mu nekk yeneen mu ne ku ma woowoon ca loola tey jii jaral na ma alal jurul jeex ma def ko ci loola daje booba du woon dara lu dul gën a ñoŋal dëkk ba fexe ba képp ku fa ñëwati tumuranki kenn du la tooñ yal nañu yàlla defal sutura kon mu mel ni waxtaan wi barkeelu lay doon rek ndax li nu bëgg waxtaane ñun muy sunu participation ci panel bi ngir waajal appel bi ñu tànnoon dawru diinil islaami fi binaa'il mujtamaa'il mutamassik ana lan mooy taxawaayu diinal islaam ngir amal société boo xamee ne day suudewu ña ko bokk séq ko dañuy ànd ku ne jox sa moroom loxo lan moo ciy taxawaayu islaam loolu ñu bëgg ko tënk ci ñetti point yoo xamee ne mën nañ ko tënk bi ci njëkk mooy lislaam tëralinam ku ko seetlu di nga gis ne ndekk lépp mooy fexe rek doomu aadama yi ànd nekk benn ci kaw suuf jaamu benn borom wa anna hadihi ummatukum ummatan wahida
wa ana rabbukum fa'budun foofa lañ jëm foofa la yàlla bëgg ñu yegg fa mais loolu nag dafa feeñ ci tëralinu lislaam yépp ñu jël ci rek ñetti yëf bi ci njëkk mooy li ñuy wax al kulliyatul xams am na lu ñuy wax les 5 facultés yoo xam ne sharia ay àtteem yépp foofa la soxe ko mooy ndeyu àtte yi yooyu boo ko xoolee di nga xam ne ndeke lislaam li mu bëgg mooy nit ñi ànd nekk benn kenn du xatal sa morom kenn du yàqal sa morom kulliyaat yooyu mooy yàq bi ci njëkk mooy an nafs bakkenu doomu aadama lislaam nee na nañ ko ñoŋal bu ñu bokkee dëkk bi ku ne na nga sàmm sa moroom sàmmal ku dundam bul ko ko yàqal bu ko ko xañ bu ko ko xajamal loolu moo tax wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilxaq kon kenn amul droit rey kenn nanu bokk dëkk bi ku ne sàmmal sa moroom dundam gu sell loolu benn beneen bi mooy al aqlu nit ki bu nu ko sàmmalee dundam bu pare na yàlla ne am na lu ne ci moom mooy tax mu mën a gàddu responsabilité ci société bi nan ko ko sàmmal loolu lan la mu ne mooy xel moo tax lépp luy yóbbu xelu doomu aadama lislaam xaraamal ko tàmbale ca sàngar innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali sheytaani fajtanibuuhu ndax xelu doomu aadama yi buñ ko sàmmul responsabilité yi duñu ko mën a gàddu wa kullu taklifin bi shartil aqli lislaam yépp li mu togg doomu aadama day fekk mu ànd ak xelam kon dorog yeeg sàngara yeeg yooyu yépp nañ ko génne dëkk bi ndax day yàq xelu doomu aadama yi beneen mooy al irdu mooy deru doomu aadama honneuram l'islam honneuru doomu aadama da ko yitteel ndax ci biir société bi bu ñu sàmmantewul ay der dund bi du neex dana xajam lool loolu moo tax mu araamal li ñuy wax az-zina muy njaaloo ndax ku njaaloo doomu aadama yàq nga deram ngir sàmm deru doomu aadama mu ne bu kenn njaaloo wala taqrabu zina innahu kaana fahishatan wa saa sabila loolu moo tax wax ci nit lu ñaaw loolu itam foofu lay dugg yaa ngi yàq deram lislaam ne déedéet yéen a bokk dëkk bi bu kenn yàq deru kenn nañu sàmmalante honneur yi beneen mooy almaalu muy alal yi bu kenn gën a bëgg doomu aadama alalam na ku nekk bàyyeeg nit ki alalam moo tax mu xaraamal sàcc as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahuma beneen bi mooy ad diinu muy diine ku ne na sàmmal moroomam diineem ñoŋalal ko moo tax mu araamal murtad nit ki dugg ci lislaam génn lislaam nanguwu boo duggul nag laa ikraha fi diin mais boo xasee dugg waratoo génn ndax société bi yëpp dañu war a ànd ñoŋalal la sa diine ngir ëllëg nga mën a texe àdduna ak àllaaxira loolu benn nga dem léegi ci xuquuq yi al xuquuq muy àq yi nga xamee ne moom la lislaam dawale ci diggante doomu aadama yi ci biir société bi ñu tudd ci ñett bu ñu ko sàmmee sunu dund dana yéwén société bi dana suudewu danañu jàppante danañu ànd danañu nekk benn àq yooyu bi ci njëkk mooy xaqul jiwaar dëkkandoo àqu dëkkandoo dafa yitteel lislaam yonent bi ne jibril daana ñëw waxtu wi jege rek nga jibril daana ñëw di ma wax ci dëkkandoo di ma ci wax yonent bi ne ba ma foog ne bés dana ñëw wax ma ne dëkkandoo day doon na mbokk dëkkandoo nga xam ne kon dëkkandoo for na moo tax ñuy wax
tànnal sa dëkkandoo balaa ngaa tànn fa ngay dëkk. beneen bi mooy àqu mbokk àqu deret wattaqullaha allazi tasaaluuna bihi wal arham yàlla ne na ngeen sàmm mbokku deret na ngeen ko sàmm ku ko dog man yàlla maa lay dog loolu yonent bi wax na ci xadis. kon nit bu ngeen bokkee dëkk benn àq dox na ci sa diggante ak moom muy àqu dëkkandoo waroo ko seetaan warul xiif warul mag bu jaaxlee war nga ko dimbali soo lekkee war nga ko jox mu lekk waxal ko sax àqu dëkkandoo. beneen bi mooy àqu deret muy mbokk bi kooku itam beneen àq la muy ñaar moo tax yeneen bi dafa wax ne ki nga bokkal nga def ci moom njekk am nga ñaari yiw am nga yiw ku def njekk am nga yiw ku jokk mbokk. beneen bi mooy mbokk diine innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum kooku tam beneen àq la boo xamee ne jullit bu ne war na sàmm àqu njullit digganteem ak mbokk jullitam. jullit lañu wax kon waxul àqu kuréel wala mbooloo wala déedéet mbokk jullit almuminuun ñépp xam nañ almumin ki gëm yàlla mooy kan an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmi al axir wal qadari xayrihi wa sharrihi. kon àqu diine bu nu ko sàmmee ci sunu biir ñu dellu nekk ay mbokk ñu sàmm àqu mbokk ñu dellu bokk dëkk bi ñu sàmm àqu dëkkandoo lan moo desati dara waratul ñaaw. moo tax may wax dëkk bu mel ni Yoff dara warul ñaaw benn diggante warul ñagas ndax yi war a ànd yépp ngir nu nekk benn àndana. fa may tëje mooy ci valeur yi l'islam bi mu doxalee noonu ba pare daf ñu indil ay xiyam muy ay valeur yoo xamee ne nas na ko nosin boo xamee ne buñ ko toppee ndeke fa mu ñu jëme mooy dañuy nekk benn par force. fan la tàmbalee yàlla ne maa leen bind def leen ay doomu aadama ngeen wuute ñii ñuul ñii weex ñii di làkk séeréer ñii olof ñii mel nii ñi mel na neen yàlla ne yaa ayyuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu valeur boobu li taarafu ngir ngeen xamante maa leen bind ngeen wuute mais diversité boobu dox ci seen diggante dama bëgg mu dellu nag nekk mottalinte ci seen biir. fan lay tàmbalee mun ne na ngeen xamante d'abord gis nga daje bi daje bu am solo ndax dana tax ñu xamantewul woon xame dana tax ñu gëjoon a gise mbokk Jibril mu ngi ni toog jala nga mele wax dëgg yàlla ba ma leen géejee gis xaw na yàgg mais daje bi occasion la tey baasa ngi nii Ababacar ak mbokk yi yëpp gëj nañu gise mais daje bi may nañu tey ñu gise kon li taaraf yàlla ne dama bëgg ngeen xamante ndax xamante nag mooy tàmbali relation doomu aadama fa lay tàmbali. moo tax mu dànkaafuñu inna akramakum indallahi atqaakum xamante bi na tegu ci ragal yàlla bu ngeen bëggee mu am njëriñ. am na ñeneen ñuy xamante mais xamante ba àdduna rek moo tax yàlla tax ku jekkoo sa morom dóor ko dem sa yoon yàlla ci yàlla musal mais bu fekkee ragal yàlla moo ko la jeex na taarafu te ragal yàlla mooy critère bi ñuy xamee ana kan moo gën kenn gënul kenn ku dul ki gën a ragal yàlla loolu la yàlla wax. kon suñu ànd suñu xamante nañu bàyyi xel jéem a gënante ci ragal yàlla bu ñu xamante jokkoo day am communication am kenn ku nekk commencé xam sa morom xam fan nga toll sa morom faiblesse yi ngay gis ci sa morom dafa war a jur yërmande mooy li nga xamee ne mooy deuxième valeur bi nga xamee ne moo war a dox ci ñi xamante
xamante te kenn yërëmul sa morom amul njariñ. yërëmante nag mooy base bu àndandoo. loolu tax te fële nga xamee ne yàlla mu ngay boole góor ak jigéen ngir ñu dencante nee na wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma. loolu tax sëy bu amul yërmande du nekk ndax mooy base bi benn àndandoo baay ak doom yërmande moo tax baay di yërëm doom di def ci moom lu ne ngir mu ñoŋ. waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. dégg nga yàlla ne yow ndaw yow doom ji del ñaanal sa wayjur di wax yàlla nag ma yërëmal samay wayjur ni ñu may yërëmee woon ba ma nekkee ndaw kama rabbayani saghira. kon yërmande tax wayjur du gëmee doomam bu nelawul doo nelaw bu xiifee nga sonn bu feebaree nga taxaw ci. àndandoo xarit ak xarit àndandoo ak àndandoo yërmande mooy tax mu sax. muhammadun rasulullahi wallazina maahu yàlla ne ashiddaau ala alkuffar waaye nag ruhamaau baynahum. gis nga yërmande bi sahaaba yi amoon ci seen biir moo taxoon kenn ku ne yaay woon sa morom. yërmande bu amee mu jur beneen valeur muy ndimbalante ndax koo yërëmul doo ko dimbali. wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan. dimbalante leen waxtu ba jot na kon ndimbalante bu duggee nag mooy jur bëggante ndax kii nga xamee ne dimbali nga ko te yàlla tax moom daf lay bëgg ndax nit ku ne booy bëgg ki lay defal lu baax doo ko tey. ahsin ila nnaasi tastahbib qulubahum. waaw moo tax boo bëggee nit ñi nga am ci ñoom cofeel del def ci ñoom lu baax muy dëgg del wax ci ñoom lu baax muy dëgg danañu la sopp par force. loolu yàlla moo ko def. waaw bëggante su amee kenn ku nekk bëgg sa morom te yonente bi ne woon laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi. kon bëggante boobu bu amee nag déjà donc kenn ku nekk nga bëgg moom ngay àndal bu ñu àndee ñun ñëpp ñu ànd nekk benn. loolu la yàlla wax wa anna haadihi yoon wi muy lislaam ummatukum mooy seen diine lislaam ummatan waahida muy benn yoon bu ma leen tëral wa ana man yàlla rabbukum may seen borom. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. min ash-shaytaani r-rajiim bismillahi r-rahmaani r-rahiim laa hawla wa laa quwwata illaa billahi al-ali al-azim. mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonent bu tedd bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi. di nuyu mbooleem mbokk yi nga xamante ni ñoo fi teew di nuyu ku nekk qalban wa qalaban waaye di leen tatagal di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay. rawatina suñu waa kër maam limaamu ñu leen di nuyu bu baax a baax di nuyu alxalifa al am suñu maam Abdallahi Thiaw yàlla na borom bi subhanahu wa taala gën koo may wér gën koo may aafiya jaahi nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu itam commission bi nga xamante ni ñoo organiser lu mel nii waaye di nuyu kilifa yi nga xamante ni ñu ko sëkk imaam wax na ko sànq ndaxte la waaja waxoon rek ida qalat xadaami fa saddiquha fa inna al qawla ma qalat xadaami. dafa mel ne moom bàyyi lu ñu dara hakada hakada wa illa fala. mu mel ne nu mu ko waxee rek noonu la demee ndaxte jàmm ak rabbonte nekk benn parce que boo xoolee ak tamaasuk daanaka mën na firi sax moyante mooy parce que mooy bu amee rek obstacle dafa taxaw te ku mooy nag doo bàyyi ndaxte kuy waaj a xawee ko ci garab mooy ci benn branche du ko bàyyi tant que dimbaliwuñ ko. defe naa ni bu ñu moyantee rek jàmm dafay ñëw. loolu moo tax dugg na ci moyante mun ma ñëw war a indi jàmm mooy atharu salaam ala al fard wal mujtama wa shu'ub. mooy l'impact de la paix sur l'individu, la société et les peuples. maanaam jeexital yi nga xamante ni jeexitalu jàmm yi nga xamante ni dina nekk ci ki nga xamante ni mooy individu bi dëkk moom dong ak ki nga xamante ni mooy société bi. ndaxte société nag bu ñuy dund faaw ñu am jàmm
waaye rawatina ashuub mooy peuple yi. ndaxte boo xoolee jàmm buñ koy jàng ci alquran dafa ñëw ci baat yu baree bari ba ci yàlla subhanahu wa taala tuddee boppam sax assalaam moo di jàmm ba booy lu nit ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu booy julli boo sëlmalee assalaamu aleykum kon jàmm dafa nekk loo xamante ne jar na bàyyi xel te mag ñi nga xamante ne ñoom lañu am ci Sénégal dañu war a tam mooy ci ñoom ndaxte mag ñi boo doon way di leen tënk mën nga wax ne maa aybuhum illa tuqa wala ilm maa tajdiidu diinul haashimiyul faadili mooy mag ñi seen ayib yëpp ragal yàlla gu bari la mag ñi seen ayib yëpp mbaax gu bari la mag ñi seen ayib yëpp bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la moo tax keroog maa ngi koy wax benn mbokk ba ñuy jàngale benn téere boo xamante ne Cheikh Seydil Hadji Malick Sy moo ko bind mu nekk mag ñi booy jàng seen téere koo ci jël rek référence la ci keneen ci dafa mel ne bal booy zongale rek ñuy jàngale li nga xamante ne mooy dee fa góor gi di waxee ne dëgg-dëgg dee bu ñëwee ba bi jaaw bi weex bi taxaw bi jaaw bi ñuul bi dem daanaka dee taxaw na bu ko Cheikh Seydil Hadji Malick Sy jàngalee boo demee ci xutba suñu maam Limaamu tam dafay wax li ni mel même ba li nga xamante ne mooy till yi mu tudd fële góor gi da ko tudd fële nga xam ne ñoom daanaka benn lañ nit ñi ñoo am problème rek waaye ñoom daanaka benn lañ moo tax mu ne al mawtu ka'sun nadab kullu nafsin shaaribuha da ngay jàng téere bi gis fi lii ëlbati beneen téere mag gis fa leneen mu nekk loo xam ne 6 et 9 la kon loolu ñu ñëpp dañ ci war a bàyyi xel kon mbokk yi jàmm ak jeexitalu jàmm ak nag la ñuy def ba am jàmm dañ ko tënk ci ay points yu gàtt point bu nekk daanaka benn minute lañ ciy wax bu ci njëkk mooy dinañ wax compréhension jàmm lay lan mooy jàmm ak lan mooy baatu jàmm ak lan mooy contraire jàmm waaye itam atharu salaam ala al fard mooy jeexitalu jàmm ci ki nga xam ne mooy dund moom dong ak atharu salaam ala al mujtama ak jeexitalu jàmm ci ki nga xamante ni mooy société bi waaye nag atharu salaam ala xayaatina waaye dund bu ñuy dund tam soxla nañ ci jàmm bu ko defee ñuy def xaatima mooy conclusion bi mais xoolal yéefar bi imam ki nga xamante ne mushrik la gëmul dara yàlla ne bu ñëwee ci moo ci yow na nga ko fat boo demee ci suratu tawba yàlla mu ne wa in ahadun min al mushrikina stajaaraka fa ajirhu xatta yasmaa kalaam allah thumma ablighu ma'mana dalika bi annahum qawmun laa yaalamun nee na ki nga xamante ne gëmul dara amul benn diine bu ñëwee ci yow sax ne la fat ma na nga ko fat ba keroog muy xam lan mooy laa ilaha illa allah te ñu ni fi toog ñépp lenn rek moom moo ñu généralisé mu ñu fi tax a toog mooy kalimatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax nag yooyu war nañ cee bàyyi xel moo tax boroom xam-xam yi dañu am problème ci wàllu jàmm tey boo demee boo ci homme politique yi ñu ngi xool nu ñuy amee jàmm boo demee ci az-zu'ama boroom xam-xam yi ak njiit yi ñu ngi wër na la ñuy amee jàmm boo demee ci al ittifaqiyat ñu gën koo xam ci ay accord nga xamante ne tey dëkk yu tàkk yu bari ñuy xool accords yi nga xamante ne bu ñu ko defee dina indi jàmm moo xam dëkku arab yi la moo xam yenn dëkk Afrique yi la ñoom ñëpp tey boroom xam-xam yi ci jàmm la ñuy bind naka la ñuy fexee tey ba Afrique am jàmm naka la ñuy fexe tey ba adduna bi am jàmm kon lu mel noonu dañ ko war a yaxanal di ci waxtaan bu ko defee mën nañu indil jàmm ju bëree bëri kon bu ko defee itam wala aalam ajma yajtamiu ala anna mafhumu salaam maana haam nee na adduna bi yëpp tey boo ko doon xool dañoo dëppoo ne baatu jàmm dafa nekk lu am solo nekk loo xamante ni dafa jéggi sax daya parce que jàmm fu mu amul kenn du fa mën a nelaw kenn du fa mën a nelaw benn boroom xam-xam nee na gis nga jàmm bu amul ci dëkk ñu fay sànni ay bomb waxuma la sax ñiy dund mais liir yi nga xamante ni dañoo nekk seen biiru ndey sax yaa ngi leen di xam jàmm parce que liir yëpp dañuy dee ndax ñàkk jàmm kon loolu jar na bàyyi xel lan mooy jàmm mbokk yi assalaamu huwa alxayaa jàmm daal mooy dund parce que dund bu neexee jàmm moo fa am su fekkee ne dañu am problème nag mooy jàmm am fa te nag boo xoolee tey boroom xam-xam yi nga xamante ne ñoom dañuy bind ci wàllu jàmm dañuy commencé adduna bi na mu sosoo jàng na ay yu bari ci loolu ak ba fa mu yem tey ak ëllëg sax luy am yi ci ay muskila ak i fitan te yonent bi dafa waxoon ne wattaqu fitna ni ngeen ragal fitna parce que al fitna naima laana allahu man ayqadaha fitna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ki ka yee bu ko defee nag jàmm mooy lan mooy dund ci jàmm ci adduna bi nga xamante ni moom lañ bokk kon bokk la budda an taxya
biha ala almujtamaat alinsaniya li annahu huwa alaamil almuathir fi xayaati albashar jàmm rek mooy li nga xamante ni moo mën a jeexital ci dundu doomu aadama moo mën a jeexital ci nation yi moo mën a jeexital ci société yi moo mën a jeexital ci kër yi moo mën a jeexital ba ci doom yi parce que même boo amee ay doom te amoo jàmm tam kër ga du neex bu amee ay soxna amoo jàmm kër ga du neex moo tax thème bi ba ma gisee ak tamasukul ijtimaai asaasu silmi wa rafahiya mais baatu silmi boobu dafa am solo parce que baatu silm bu ko borom xam-xam di toj da ngay xam ne dafa am solo te jàmm la jógee mais baat bi rek dafa jégg daya diggante as silm wasalaam mu nekk xam-xam boo xam ne bu bëree bëri da ciy judd fa tabarakallah loolu moo tax benn borom xam-xam britannique dafay firi jàmm mu tënk ko ci benn wax ju gàtt mu ne mooy ish wa da ghayraka taish nee na dundal bàyyi sa moroom mu dund ci jàmm dundal si jàmm bàyyi sa moroom mu dund si jàmm xam nga loolu dafa am solo mais am na ñoo xamante ni dañuy dund si jàmm mais bëgguñu keneen dund si jàmm te nit nag boo leen bokkee adduna da ngeen war a yéneente jàmm tahsabuhum jamian wa qulubuhum shatta baaxul gis nga benn bis damay fàttali ba ñuy nekkee Soudan di def benn colloque ñu bokk ko Gambie ak Nigéria ak Somal imaam xam ne lu may wax parce que université boobu la génne ñuy waxtaan léegi ban shiar la ñuy teg ma ne leen nañ teg benn shiar parce que ñun ñëpp xam nañu suñu culture dafa wute mais suñu xol benn la slogan bi ma ne leen nañu wax ne saqafatuna muxtalifa wa qulubuna muwahhada suñuy culture wute na mais suñu xol benn la gis nga mën nañu wute ci pas-pas mais ñun ñëpp suñu xol benn la oustaz Baye Seydi ñoo jàngandoo suñu imam Papa Omar Niang moo ñu jàngal ñoo bokk primaire ba bokk classe yu bëree bëri te ñu ngi toog tey am na foo xam ne fa la bokk naa feneen mais bu ñu tasee du feeñ mais loolu moo manqué nit ñi loolu moo manqué borom xam-xam yi xam nga boo nekkee ci àdduna dañu war a bàyyi lépp loo xam ne dafay indi fitna parce que fitna bu commencé ci dëkk rek pour nga fay ko dafay jafe te conflit yi nga gis yépp ci lii la commencé at-taifiyat al-hizbiyat foofu la commencé ku nekk naan mën a te laysa bi huwa kon yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne war nañ koy bàyyi xel moo tax boo jàngee première guerre mondiale deuxième guerre mondiale boo ko jàngee da ngay gis ne adduna bi daanaka yàqu woon na daanaka genn wàllu milliard nit dee nañ daanaka li ñu waroon def ci économie ci dëkk yëpp dafa mujjee cher parce que dëkk bu amee guerre problème dafay am te boo gisee dañuy profité wax ne ak su jàmm mooy contraire jàmm mooy lan mooy xeex mooy fitna te loolu baaxul kon bu ko defee rapidement dañuy gaawantu ndaxte bëgguñu ku ñu arrêté bu ñu ñëwee nag ci jàmm ji nga xamante ne mën nañ koo am ci peuple yi ay peuple yoo xam ne ñooy dund donte le bokkuñu régime donte le bokkuñu pas-pas donte le bokkuñu ay structure yu ñu teg waaye ñoo bokk ay dëkk dañuy soxlante parce que damay faral di dégg benn waay bu ñuy wax jimis wax benn wax bu garaaw boo xam ne mën nañ ko réparer mu ne inna america laha masaliha daaima wala asdiqa daimin mu ngi bokk ci congrès bi nee na Amérique am na ay xarit yu sax waaye am na ay intérêt yu sax la xam waaye xamul xarit yu sax te loolu baaxul moo tax dañu war a xaritoo suñuy intérêt rek nekk intérêt général nga xamante ne ku nekk day yëg sa morom kon bu ñëwee ci point bi nga xamante ni moo ci ëpp solo mooy jeexitalu jàmm ci société yi nga xamante ne moom la ñuy dund moo tax su fekkee ne shiar bi ñu teg slogan bi nga xamante ni moom mooy la cohésion sociale fondement de la paix et de la prospérité loolu su fekkee ñu ngi koy dundee ñun dañ koy am fitna du am xeex du am xulloo du am ci dara nag parce que ak turux kulluha ila arrahmani muusilatun muslikatun ya jani benn mag dana yoon yépp ci yàlla la jëm nee na ku nekk na nga téye fa nga téye buñ demee ci yàlla nag ku nekk ku war mbaam dina xam ne mbaam nga war ku war pajero xam ne pajero la war waaye bu kenn fëgg sa dënn si àdduna parce que ku fëgg sa dënn si àdduna te àggagoo da ngay daanu loolu baaxul kon bu ko defee fa tabarakallahu fi lxitaami ci tënk naqulu wa min huna sa yataxaqaq hada alshiar almuthir biljadal altamasuku alijtimaai asaasu silmi walrafahiya ñu ne ci tënk tey li nga xamante ne moom la imaam wax ak li ma bind yépp te waxuma lépp su fekkee ñun mooy nañ ci ànd ci xutwatan baada xutwa kon li nga xam ne mooy slogan bi dañ koy am ci biir am ko ci biti kon lu may tënk mooy damay nuyu sama benn wayjur boo xam ne mi ngi fi parce que maa ko tuddee wayjur mais sama mag la mu di Serigne Ababacar Lay Baas
nga xam ne papaam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay mu ñëw ci lu mel nii maa ngi koy nuyu bu baax a baax hada billahi tawfiq asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bu baax sama sëriñ di toog ni moom lay ak sama co-panélistes yi nga xamante ne nii ñoo bokk waxtaan wi waaw ku si ne maa ngi lay nuyu. Bon, man nag sama intervention ce sera pas une intervention comme imam yi nga xamante ne nii ñoo jot a wax parce que je suis un professeur de français laa jàng bi ñu ma joxee thème bi tamit nekk na def naa si une réflexion intellectuelle moderne sur le thème qui m'a été proposé, c'est-à-dire donc la cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité. Je me suis d'abord posé la question de savoir qu'est-ce que d'abord une société, qu'est-ce que d'abord la cohésion et qu'est-ce que d'abord est la cohésion sociale. La société, c'est-à-dire un mot latin qui vient de socius, qui signifie compagnon, associé. La société est un groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, de traditions, d'institutions, alors que la cohésion est le caractère d'un ensemble dont les parties sont unies, harmonisées. C'est cette unité et cette harmonie entre les différents groupes obéissant aux mêmes us et coutumes, donc obéissant donc aux mêmes us et coutumes, aux mêmes normes sociétales qui peuvent faire la cohésion sociale. Tant qu'il n'y a pas d'unité, tant qu'il n'y a pas d'harmonie dans la société, on ne peut pas parler de cohésion sociale. Donc, pour dire vrai, la cohésion sociale est un idéal auquel aspire toute société pour vivre en paix et dans la prospérité. Elle est très difficile de définir. Cependant, pour bien comprendre le concept de cohésion sociale, il faut préciser ce dont il retourne. Au sens littéral, la cohésion sociale est ce qui fait le ciment de toute société. Toute société est composée de plusieurs groupes. Et quand je dis groupe, ce sont les partis politiques, les confréries, les ethnies, les races et les castes, qui constituent donc des forces en présence et qui s'interagissent entre elles. Ces groupes ou ces forces peuvent être des forces d'union au service d'un idéal social, comme elles peuvent être aussi des forces de division. Il ne s'agira pas, non pas de nier des conflits ouverts ou tacites qui traversent la société ou s'arrêter au simple constat, mais plutôt essayer d'apporter une réponse globale et adéquate en développant donc des stratégies de maintien et de cohésion sociale. Lorsque ces stratégies n'aboutissent pas, force est de reconnaître que les risques de conflit deviennent plus importants. Quels sont les facteurs qui concourent au renforcement de la cohésion sociale? Beaucoup de facteurs contribuent au renforcement de la cohésion sociale. Et parmi ceux-ci, on peut citer la religion. Parce que nous sommes tous des musulmans. Nous avons donc la religion en partage. Et nous venons du même ancêtre. Nous sommes tous parentés ici. La parenté est le fondement de toute société, des relations sociales. Et pour citer un grand intellectuel comme Claude Lévi-Strauss, dans son ouvrage intitulé « Les structures élémentaires de la parenté », voyez dans la prohibition de l'inceste un lien social. Souvent, un inceste, c'est-à-dire le fait d'interdire à quelqu'un d'épouser sa maman,
sa sœur, sa fille, etc. Pourquoi c'est interdit? C'est-à-dire, c'est un interdit, donc, l'inceste est un interdit pré-islamique. Voilà. Donc, cette prohibition de l'inceste est moins une règle qui interdit d'épouser une mère, et ça, je suis en train de citer Claude Lévi-Strauss, est moins une règle qui interdit d'épouser une mère, sœur ou fille, qu'une règle qui oblige à donner mère, sœur ou fille à autrui. C'est la règle du don, par excellence. Et le don, c'est le mariage. Donc, le mariage fonde les relations sociales. Ce sont les mariages, et j'insiste bien sur les mariages qui fondent les relations sociales. Dans la mesure où c'est un système d'échange. En grosso modo, Claude Lévi-Strauss démontre que le mariage est la condition sine qua non pour faire société, pour renforcer les relations sociales. Et les centaines de mariages annuels organisés par les laïens contribuent sans aucun doute donc à établir des relations familiales, donc à renforcer la cohésion sociale. Alors, à cela s'ajoutent aussi les bons rapports avec les voisins, qui participent donc à cette cohésion sociale. Les bons rapports donc doivent être préservés et renforcés. Un exemple, je vais citer un exemple que nous a enseigné Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, dans ses salutations, allait jusqu'à demander des nouvelles des animaux qui sont élevés dans nos maisons, de peur que ces animaux ne portent préjudice aux voisins. Donc, il était soucieux des bons rapports avec le voisinage. Si aujourd'hui, c'est vrai, il y a de moins en moins de divagations d'animaux, les préjudices demeurent, existent encore. C'est à nous de les identifier et d'apporter des solutions donc, pour préserver la paix avec les voisins. Donc, si ces facteurs qui concourent donc au renforcement de la cohésion sociale, il y a aussi, il faut le dire, des facteurs qui menacent sérieusement la cohésion sociale. Il s'agit, à notre humble avis, de la diversité religieuse, ou plus exactement même, je dois dire, de la diversité confrérique. Il s'agit de la diversité confrérique, de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et également des problèmes des castes, et qui sont en train de s'amoindrir petit à petit. Il est impérieux de bien gérer la question des diversités, donc religieuses ou confrériques. La diversité doit être considérée comme un atout, comme une richesse. Amadou Hampâté-Bâ, que j'aime citer souvent, ne s'est pas trompé lorsqu'il disait que ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la diversité de ses couleurs. Je suis en train de citer Amadou Hampâté-Bâ. Donc, notre diversité confrérique doit être donc une beauté, une richesse qu'il faudra consolider par le dialogue interconfrérique. Et là, j'insiste bien sur le dialogue interconfrérique. Et aussi la liberté, c'est-à-dire le respect de l'autre. Le respect de l'autre, ou plus exactement donc, le respect de la conscience ou bien la liberté de culte de l'autre. Pour ce faire, il faut conscientiser, éduquer les talibés, leur montrer que ce qui nous unit, c'est-à-dire l'islam, ce qui nous unit, c'est l'islam, ce qui nous unit, c'est la parenté, ce qui nous unit, c'est la culture, que cela est beaucoup plus fort, que cela est beaucoup plus important que ce qui pourrait éventuellement nous éloigner les uns des autres ou nous diviser. Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, dans son premier sermon, avertissait en ces termes, lorsqu'il a appris qu'un jour, ces talibés avaient eu des querelles avec ceux de Ahmadou Bamba.
Je suis en train de citer Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. J'ai appris que certains d'entre vous, Layènes, ont eu des querelles avec leurs compagnons qui sont des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba et avec d'autres. Cela, et vous-même, êtes des musulmans. Il ne doit pas exister parmi les adeptes de l'islam d'intimité et de haine. Sachez que la religion, c'est la générosité, la religion, c'est l'amour, la religion, c'est l'entraide. Et là, je suis en train de citer Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Ces paroles, généreuses et pleines d'amour et de sagesse, prononcées par Seydina Limamou Laye, montrent combien il tenait, ou bien il tient à l'unité des musulmans. En second lieu, on peut noter en fait le problème de la pauvreté. Le problème de la pauvreté et essayer donc de l'analyser et d'apporter également des solutions. On entend souvent dire par le biais de nos imams et autres que la pauvreté est l'ennemi du musulman, pouvant même aller jusqu'à le transformer en mécréant. Conscient de cela, Seydina Limamou Laye Al-Mahdi recommande de prélever sur nos productions de pêche, c'est-à-dire ce que nous gagnons de nos activités de pêche, de culture, et sur les salaires mensuels même, ou toute autre forme de revenu, un impôt sur le revenu ou la zakat, afin d'aider les plus pauvres. Voilà donc un geste donc, qui contribue également à la cohésion sociale. Cet impôt mensuel qui renforce la cohésion sociale mérite aujourd'hui d'être étudié par les ulémas et les érudits de l'islam. C'est un point auquel j'invite donc les érudits à donc, étudier. Donc, en dernier lieu, je peux parler donc des problèmes des castes qui, de moins en moins, c'est vrai, existent dans la société. Mais on a vu que l'adoption de la formule Laye, quand les Layènes se saluent, ils disent Laye, 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 Laye. Mais quelle lecture on peut faire de ces salutations-là? Donc les Layènes s'adressent mutuellement pour remplacer les noms de famille. Les noms de famille qui est donc source de discrédit. Hein, c'est de dire regarder donc, avec un œil donc quelqu'un de façon inférieure. Pensez que c'est un inférieur, rien qu'en le jugeant sur son nom de famille. Donc c'est un moyen donc, pour lutter contre les inégalités sociales. Donc, par cette formule, Seydina Limamou Laye Al-Mahdi nous enseigne que tous les musulmans sont égaux. Et la supériorité ne se trouve pas dans ces différences. Et meilleur, celui qui est le plus pieux, ou bien même celui qui crée le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Seydina Limamou Laye, je le dis ici, Seydina Limamou Laye est un homme de paix. Seydina Limamou Laye est un homme de justice. Seydina Limamou Laye, donc, est un homme qui a travaillé pour la cohésion sociale. Donc, pour conclure, pour ne pas trop prendre, parce que le discours est fait en français, il faut rappeler que la cohésion sociale, qui est le thème de l'appel, n'est pas un produit fini. C'est-à-dire, je veux dire par là que c'est un processus long, qu'il faudra travailler sans cesse. Ce n'est pas un acquis. La cohésion sociale n'est pas un acquis. Donc, c'est un processus. Si nous suivons les enseignements de nos guides religieux, la cohésion sociale, fondement d'une paix durable et d'une société prospère, sera bel et bien une réalité dans notre pays. C'est ce développement-là que j'avais fait en français. Malheureusement, il me sera très difficile, bien que je sois le Wolof d'ici, de traduire. Wow. Et excusez-moi, donc j'ai essayé. Hein?